waaw ku ne wul metti na mettiwu la rek da lay nax metti na trop ndax tamit nit koo xam ni taqul taqaalewul xëy un beau jour rek ñu taqal la dana la metti dina metti responsable fi nekk metti nañ trop nag waaye ñu ngi koy dund xam ni luy jeex la poussière bu ñëw la te day jàll te yaakaar naa Aliou Sall taqul ndax li mu wax dégg nañ ko président Macky Sall li mu wax dégg nañ ko ndax barki démb toog nañ mu wax mu ni Aliou Sall yaakaar naa bu dee kilifa rek am na kilifa te du jóg rek def loo xam ni waru koo def di ko def kon ñun am nañ yaakaar ni rek poussière buy jàll la yàlla dina ko si génne bu soobee yàlla ndax neñ ku sa wujj di sëlëm doo set. jëlee ko lu comme ni mu xam nga tàkk-tàkk pétrole la bu nee jëpp rek day daal di fay c'est parce que ñi nga xam te ñoo ŋànk wax ji boo ko dee xool que ni mooy dañoo mer ngemb ñu mel ngemb ñoo ŋànk wax ji te paasewul ñetti nit wala ñeenti nit bëgg a lëmbe Sénégal te loolu ñun fekkoon na ku ne xam na ni monsieur le maire Alioune Sall nit ku dal la te dafa am ay kilifa te son excellence président Macky Sall mooy kilifaam te dugg ci dara te du ci waxtaan ak moom moo tax tamit ñun dañ koo jëlee daal que ni tàkk-tàkk pétrole day jàll rek ay waxi opposant yi nga xam te ne nii ñoom jàpp nañ ni opposé wu mooy di sos di wax lu amul au lieu ñu wàcc ci base bi liggéey wut ay militante jéem a convaincre askan bi ñoom jëlewu ñoon politique seen politique dañuy sos dañuy kàcc dañuy wax lu amul dañuy inventé yi nga xam te ni nii dara taxawul que ni rek. ñun ñoo ko gisandoo situation bi ni mu demee yaakaar naa ni ku ko xool xam nga ni c'est une machination bu ñu préparé la donc mu xëy rek dal ci ndodd askan bi waaye ku déglu information yi ni ko ñëpp déggee ak reportage ni ñu ko xoolee da ngay xam ni dafa am ay image yoo xam ne dañ ko monté ba pare ñëw tegal ko askan bi ma jàpp ni nag liñ ci jublu du lenn lu dul combattre le président de la république Macky Sall mais jaaral ko ci frère am le maire Aliou Sall mu nekk koo xam ni ku ñeme liggéey la ku engagé wu la mais aussi raison. waaw période bu métti la mais nag sant yàlla bu baax ndax doomu adama mënoo ànd ak moom tout le temps rek ni damay ànd ak moom ci bànneex mais lu wóor mooy as gor sooy ànd ak moom na nga ko natt ba xam ki mu doon monsieur le maire Aliou Sall yàlla moo ñu boole ak moom ñu natt ko ba xam ne gor pire la xam ne jullit la du wax lu bon du def lu ñaaw lii ñuy wax yëpp ay sos la rek xam nga opposition bi li ñuy wax gémmiñ gi li naaj di wax jàmm moo ci nekk mënuñoo dajale li ñu am lépp dem élection ñu duma leen duma yu metti yi jóge ci élection yi président woote dialogue national ñu war a tal dialogue bi ñëwuñu ñu rey jigéen ñi kaasuñu loolu ñu pare rek ni problème mu pétrole bi ak gaz nañu dimbali te may ñu jàmm bu ñu ñoom war nañoo xam ne pétrole amul benn dëkk bu mu mës a jéem a ñëw te seytaane du fa am dëkk bii nag di Sénégal day dëkk boo xam ne mag ñu baax ñi fi nekkoon dañ fee ñaan jàmm ba jàmm fi ñëw am incha allahu rabbi ñuy ut ay pexe lu ne ñu koy indi lu ne ñu ngi koy wax mais nag suñu boroom dimbali nañu ba am nañu président bu am personnalité muy président Macky Sall ànd ak ñu xarañ ci liggéey bi ba ñoom neexuñoo jumloo juumuñu te duñu neex a jumloo incha allah. ñun amuñ ci tiit amuñ ci jeexi jaaxa parce que politique la rek Sénégal dañu tàmm lu jóg rek ñu politiser ko ba tax na tey jii waxuñu ci pétrole bi parce que duñu ay technicien donc boo dégloo ci télé bi ak rajo bi liñ day wax rek mooy na Aliou Sall démissionné jël na sunu xaalis jël nañ ger nañ ko mais kenn indeegu fi preuve li ñuy wax donc ñun ay politiciens lañu donc wax rek du tax ñu gëm kenn wanuñu preuve li won ne moo ko def kon jàpp nañ ne defu ko
parce que ni ma xamee waa opposition bu doon am nañ ci preuve kon ba tey génnee nañ ko te kenn génneewul preuve ay wax rek la ñuy wax ñun nag loolu mënuñu ébranler parce que fi mu ne dañu fal suñu président mu am 5 ans rek pour liggéey 5 ans yooyu nag duñu nangu ko distraire ñu ngi continuer suñu liggéey donc di leen déglu ñoom nañu nekk di wax rek ñun ñu nekk di liggéey parce que ñun la yàlla teg liggéey bi ñoom yàlla teg leen opposition donc wax mooy seen njëriñ donc dañ leen di bàyyi ñoom ñu nekk ci li ñu war a nekk muy wax ji ñun ñu nekk ci li ñu war a moment yi situation bi xew nuñ koy dundee noonu la ko Sénégalais yëpp di dundee noonu la ko vraiment la coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp di dundee que ce soit muy au niveau national au niveau départemental de même que au niveau communal parce que li xew vraiment dañ koy déplorer bu baax a baax dañ koy déplorer bu baax a baax parce que jàpp nañ ni métier journaliste métier bu noble la ba jàpp nañ ni vraiment lu muy génnee rek war na doon lu nga xamante ni du doon vraiment une fausse information mais li nga xamante ni moom la ñu gis ces temps-ci ci waa BBC journaliste boobu noonu jàpp nañ ni dafa raté lu bare ci reportage bi nga xamante ni moom la doon def parce que jàpp nañ ni fu am thèse war na am antithèse balaa ngay def synthèse mais moom thèse am rek la jël interviewé wul Aliou Sall bay mën a synthétiser ni vraiment lii ak lii moom moo am donc moo tax ñoo ngi déplorer vraiment journaliste boobu noonu li nga xamante ni vraiment moom la génnee ci reportage boobu parce que jàpp nañ ni àndul ak professionnel mu naqadi ñu rek mu metti ñu lool dund bu méttee métti lañ koy dund ndax suñu sago lii yëpp du am mais nag bu fekkente ni nit ki da nga kaa jàpp dóor ko ba muy bëgg a dee il faut nga bàyyi ko mu jooy opposition bi il faut ñu bàyyi leen ñu jooy il faut ñu bàyyi leen ñu wax li ñu bëgg a wax mais sénégalais yi nañ nite nañu xool li nga xam ne moo fi amoon démb ak li fi am tey dañ xam ne président liggéey na dara président jàmbaar la liggéey na dara te Aliou Sall tamit Géejawaay def na fi dara ndax bari nañu fi jaar mais moom li mu fi def xëy na ñu fi jaaroon liggéey nañ de mais moom dafa ñëw joggati liggéey bi li mu fi def la ñëpp teg seen bët. waaye nag am na loo xam ne tey jii ñun moom mënu koo wax ñun ñoo koy wax ndax politique nag dafay nekk loo xam ne nag président du nekk di rajo tal di wax Aliou Sall mënu ko ñun nag ñun ñooy jóg ñun défendre ko te yaakaar naa ñu ngi koy défendre ci réseaux sociaux ñu ngi koy défendre ci panel yi ñu ngi koy défendre fu mu mënti dem dinañ ko défendre ba ci journaliste yi ñu ngi wax ak ñoom di défendre. Inch'Allah demain à 16h mairie de la ville am nañ fa ndaje ci buntu mairie bi pour ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi grand majoritaire war nañ fa daje demee Benno Bokk Yaakaar bi pour dindi tuuma yi nga xamante ne ni incha allah pour dindi tuuma yi nga xamante ne ni ñu ngi koy teg ci sunu ndoddu maire Géejawaay bi nga xamante ne ni askanu Géejawaay ñoom ñoo ko xool ci jikkoom ci yaroom ci dalam ci bëgg boole ak yéene bi mu am biir département Géejawaay ku nekk xam na ne Aliou Sall lu mu mën a am ci àddina Géejawaay ko gën a. comme ni ma la ko waxee rek xam nga guerre moom kenn du ci dem ci génne say armes yëpp mais li ma la mun a wax mooy que aujourd'hui toutes les couches de la population de Guédiawaye se sont mobilisées par rapport à cette situation parce que dem nañ ba xam ne ni mbir mi leneen moo ci nekk les jeunes se sont mobilisés du département la coalition de la mouvance présidentielle s'est aussi mobilisée par rapport à ça suba Inch'Allah dinañ def un autre rassemblement vraiment pour apporter notre soutien à notre frère, à notre collaborateur, à notre leader, le maire Aliou Sall. Donc, suba Inch'Allah, fii ci Guédiawaye, il y aura une marche boo xam ne dañ koy def vraiment pour dénoncer ces actes qui, à la longue, sont immondes. D'ailleurs, suba sax ñu ngi woote beneen rassemblement pour daje pour ñëpp ñu daje pour wane rek ni ñoo moom ba keroog fi mbir mi yem te mbir mi sax daanaka jeex na ba pare sooy dégg ñi gënoon a wax ñu ngi noppi. ndax xam nga wax ju bari su wax gi bare rek dëgg feeñ ñoom ñi doon wax ñëpp ñi ngi daw deuxième te leer na ma ne monsieur le maire Aliou Sall leer na ma ne du nit kuy dugg ci njubadi loolu moom xam naa ko ci moom te bi mu defee déclaration rek laa xam ne li mu wax moo nekk te ku déglu li muy waxee li mu wax ak ni mu waxee dina xam ne lii mu wax lu wér. waaw keroog def nañu benn rassemblement ca mairie bi rassemblement boo xam ne organisé wuñ ko sax dañu téléphonante rek ñun ñëpp ñu daje fa def benn point de presse
wane ne ñu ngi ci ginnaawam wane ne liñ koy tuumaal ñun gëm nañ ne defu ko jusqu'à preuve du contraire donc ci biir loolu la ñu wax ne dimanche bi passé waroon nañu daje ñu ne comme Pentecôte dañu am ci suñu biir ay chrétiens nañ ko def mercredi muy tey jii bëgg nañ def grand rassemblement ci mairie Aliou Sall bu ñu fa jógee ñu def benn marche bu ndaw diggante mairie ak préfecture yóbbu suñu mémorandum ci préfet woon ko ne ko d'accord ñu ci Aliou Sall démissionné ci benn poste aussi bien mairie Guédiawaye que. waaw ñun moom pour prendre sa défense je pense que ñoo ngi koy jël depuis lors parce que Aliou Sall lépp lu mu war a def Guédiawaye wala lépp lu mu nga xamante ne war na ko def ak doomu Guédiawaye def na ko. moo tax lii ñu nga xamante ni tuumal nañ ko ñun ñu jàpp ne ñun ay ndawam lañ ñun ay ndaw coalition bi lañ Aliou Sall nekk suñu camarade de parti nekk aussi tamit suñu camarade de coalition pour ñeneen ñi kon jaadu na tey bu lii dalee ci kawam ñun ñëpp ñu jóg comme un seul homme défendre ko comme ni ñu ko war a défendre te ci stratégie aussi tout récemment organisé nañ fi benn rassemblement bu mag fii ci Guédiawaye tey aussi tey jii ñuy wax ni à 16h amoon nañ un grand rassemblement bu ñu war a doxee nous les jeunes de la coalition Benno Bokk Yaakaar jugee fii ci arrêt 38 bi dox ba ci rassemblement bi bu ñu jugee ba ci rassemblement bi dinañ dem ba ci préfecture jébal ko suñu mémorandum def suñu point de presse pour leeral l'opinion nationale et internationale que notre maire lii ñu koy tuumaal wala lii ñu koy waxal dara amu ci lu dul politique. waaw Aliou Sall ñun dañuy nekk ci ginnaawam pour toujours ndax lu tax ñu def loolu mooy Aliou Sall dafa amal njëriñ njabootu Guédiawaye moo tax dinañ defaat beneen yëngu bu gën a rëy bi ñu def tey parce que nag Aliou Sall duñ ko bàyyi ci xeex bi du xeexam xeexu njabootu Guédiawaye la waaye xeexu sénégalais yëpp la ak xeexu Benno Bokk Yaakaar yëpp la ñooy ànd xeex ko te gëm nañ ni lii suñu borom dina ko ci génnee parce que nag ku xool tey bi su tey bii xam ne Aliou Sall am na njëriñ Guédiawaye amul benn responsable département ba nga dëkk nga mën fa def lu mel nii tey amul ku dul Aliou Sall mënu ko. damay wan ni macha allah Aliou Sall ku dal la ndax li tax man la ku dal la boo bëggee wax sax danaa la bul wax ndax xam lu tax bul wax mu ne ma lu amul doo si mënoo see wax ndax li ñuy wax lépp dara amu si ndax Aliou Sall nag dafa ñëw jariñ Guédiawaye jariñoowul Guédiawaye yaakaar naa Guédiawaye bu njëkk ga boo ñëwee tey jii xoolaat Guédiawaye da nga xam ni Aliou Sall am na lu fi. parce que ni Guédiawaye ñoom ñoo ko xool si jikkoom si yaroom si dalam si bëgg boole ak yéene bi mu am biir département Guédiawaye ku nekk xam na ne Aliou Sall lu mu mën a am si àddina Guédiawaye ko gën a loolu moom sax picc yi moom la ñuy sabee Aliou Sall desalul dara Guédiawaye parce que jël salaire am jox ko waa Guédiawaye jox ko daara yi ak ñi néew imaam yi ki nga xamante ni moo dugganteeg imaam yi dugganteeg chef de quartier yi am fi kër di fi yeewoo soxnaam dëkk fi ay doomam dëkk fi mu fi yeewoo di fi xëyee di fi gontee te bu njëkk ñun dañ daan dégg ay mbokk président rek mosuñu leen gis si banlieue bi moom tey woon na xalaat dem feneen gis nañ ay doom président sortant yi nga xamante ni nii ñoom dañoo seexlu woon banlieue bi gis nañ ko fi xam ñu sax fu banlieue féete benn yoon lañ leen fi mës a gis muy campagne 2012 te bu ñu ñëwee sax wàcc ñu seen oto dégguñu olof kenn xamul lu ñu wax ak nit ñi kii nag bokk ak président ndey ak baay bëgg Guédiawaye fonk Guédiawaye ñoo jaxasoog waa Guédiawaye jaxasoog banlieue bi xam li banlieue bi di dund xam li néew doole di dund muy jàppale jeunesse bi jàppale femmes yi jàppale imam yi jàppale artistes yi jàppale mbër yi fépp foo laal jàppale artisans yi fépp foo laal monsieur le maire dugal fa loxoom loolu nag ñaari te ñett ñi xam mosuñu ko dañ daan nëbbu sax ni Guédiawaye lañ dëkk. que pratiquement mu commencé à di am position sur la scène politique au niveau national depuis mu commencé am position on a senti que ni ñi ngi am beneen taxawaay pour le contrecarrer donc dama dis que ni Aliou c'est un leader naturel donc c'est pas parce que il est le frère du président que moo ko permettre tey mu am posture bi mu am tey ci Guédiawaye di wax nit ñi nañu ànd ak dal ànd ak seen xel di ko wax ni moom il n'a pas à se craindre parce que ñun on a confiance déjà à lui et il nous a déjà montré les preuves qu'on pouvait avoir confiance en lui maintenant ñiy wax dama jàpp ni ànduñoo ak moom wala dañ ko bëggul. bi ma ànd ak Aliou Sall xam naa ne c'est le meilleur choix monsieur le maire Aliou Sall
musuma dégg mu wax ci kenn lu ñaaw ci mboolem politiciens yi ne Guédiawaye jamono bu nekk mi ngi wax lu defar seeni diggante muy ñi mu àndal au pouvoir ak les oppositions. man xam naa ne Aliou Sall baax na ci njabootu Guédiawaye ndax bi mu ñëwee responsable APR yi nga xam ne ñoo jàppale président Macky Sall démb ak barki démb dañoo jóg taxaw jàppale ko parce que xam nañ ni teraanga rek la war a indil waa Guédiawaye man mii di waxante yow ñi jëkk a monté comité APR ci laa bokk président moo ñëw ba sama kër te président xam na ma ràññee na ma su ma jógee taxaw damay jàppale Aliou Sall ak sama yeneen i morom yeneen responsable yi fi nekk mi coordonnateur yi coordonnatrice ak yeneen responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk c'est parce que am nañu yaakaar ci Aliou Sall. suñu yaakaar yëpp ñu ne def nga li nga war a def waaye defe naa ne Aliou Sall jéggati na ñëpp parce que fi mu yóbbu Guédiawaye tey Guédiawaye nekk fa woon te kenn xalaatu ko fa woon kon ñun duñu def lu dul engagé wu ci suñu ginnaaw maire parce que suñu dëkk mu ngi avancé nit ñi ñu ngi avancé xale yaa ngi liggéey boo xoolee xale yi doon taxawaalu tey ñu bari ñu ngi liggéey ñu bari ñu ngi rafet di sol lu baax di dox lu baax di dugg ci biir bureau yi di liggéey defe naa ne loolu lu am solo la ñun yaay yi li ñu intéressé mooy suñuy doom am liggéey suñuy doom baax te mu ngi ñuy jàppale ci loolu defe naa ne loolu lu am solo la mu ngi jàppale jigéen ñi it di jàppale dëkk bi parce que li ci nekk moo di ñun ku defar suñu dëkk la ñu bëgg parce que Sénégal lu mu réeree Guédiawaye la ñu am kon maire buy defar Guédiawaye la ñu soxla te moom mu ngi defar Guédiawaye kon loolu daal mooy wane ne ñun ñu ngi ci ginnaawam. gis nga dama lay citer tur am na ñoo xam ne duñu journaliste opposition la dañuy opposé wu pour maire bi te duñu mës a jot maire bi te dama lay tuddal tur Ahmed Aïdara man dama rus si moom amul gàcce ndax Aliou Sall toog naa ba tàyyi mu yëkkati xaalis di ko fayal luyaas toog naa mu faj ko ñu sinu kanam photo yaa ngi si internet bi toog naa mu fayal ko courant ak ndox tey ji moom moo koy añal lii moonte am na opposition yi nekk fii ku si mel ni Ngaraaf Mbay Ngaraaf lan la wax mu ni na Aliou tekki ndoom ba tànk moonte de oto bi muy dawal Aliou ko jox conseil la ville li ñu Aliou di jox la koy jox man dama weddi man dama leen a weddi man gëwuma leen ñi li ñuy wax si bëccëg bu guddee dañuy raamal Aliou opposition bi fii bu guddee dañuy raamal Aliou man maa la wax loolu bu guddi jotee dañuy raamal Aliou gis nga nag am na ñoo xam ne moom fii laa leen teg sama ginnaaw loxo ndax buñu yaakaar ni maire bi ñun Guédiawaye danoo dof bay jël koo xam ne tekkiwul dara di la jox suñu maire bi ndax nga sa bopp. demeewul noonu de Abdoul Mbaye nga may wax xam dama seexloo sa wax seen tur nga xam te ne kenn xamu ko ay salsaak loolu ko nit ñi xamee xëy na papaam baax na moom mais moom kenn xamu ko du dëgg Sonko dafay nekkoon di wuruj di def naka su dul noonu mu foog ni du bu chantage état wala mu chantage son excellence président Macky Sall dinañ ko neexal bokkal ko wala mu ngi te président doxewul noonu booba tey déggul ku ko ni waaw na wala ku ko ni tooy na mu taxaw fee lu mu sos tey bu ëllëgee mu sos la ko des dem na ba lañ koy dàkkantelee sax mooy Sonko sos du dëgg kon kooku man kan la mën a tiital ku si toog bu ki fi nekkoon APR nu mu tuddati sax Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall vidéo mi ngi daw au niveau national mi ngi si réseaux sociaux yi ku ne déglu na vidéo yi bi mu ko waxee léegi matul 1 an kon dama ni ñoom dama ni jaaxaan di def na ko sudul noonu defoo ko kenn sa bopp nga koy def te nag mbir mi téegal du mooy lupp borom te li si kanam jël te nañu bàyyi si kanam Aliou Sall. Ahmed Aïdara daf ñoo woo téléphone en tant que doomi dëkk bi ma xam ko ci baax xawma ci moom lu bon non mon frère man ko amoon ma Aliou Sall nee na ma dafa bëgg ngeen ànd liggéey loo ciy ragal Aliou Sall c'est le meilleur choix man ko ma waaw warta tallal nit loxo muy bañ billahi wallahi tallahi loolu ma ko ci sant di ko ci gërëm ndax boobu gisoon ne il est le meilleur choix te it bi ma ànd ak Aliou Sall xam naa ne c'est le meilleur choix monsieur le maire Aliou Sall musuma dégg mu wax ci kenn lu ñaaw ci mboolem politiciens yi ne Guédiawaye jamono bu nekk mi ngi wax lu defar seeni diggante muy ñi mu àndal au pouvoir ak les oppositions xam naa ne du def jubadi ñoom nag opposition bi
suñu amee suñu fekkee dañoo am lu leen métti nanu seet suñu borom mii nga xam ne moo indi ndogal yi mais bu ñu indi problème ci ñi ciy wax Alioune Sall ñeenti opposant la ak ñi leen di animé ay journalistes yoo xam ne ay opposant la ñu tamit ñoo ciy animé mais boo ko seetloo même opposant yi ñu bare ngaanguñ ci waxuñ ci dañu tekkaaral donc ñi koy animé ñeenti nit la fi mu ne ñeenti opposant te ñeent ñooñu ay mécontent lañu parce que ku mel nii ni ñu koy waxee Abdoul Mbaye c'était le premier ministre de Macky Sall ñu dàq ko donc am na meram Thierno Alassane Sall ministre la woon mu démissionné mu ngi ànd ak meram Diallo Tekki moom éternel mécontent la Sonko dafa bëggoon place su Macky amu ko donc ñi ciy animé fi mu ne ay mécontent lañu mais gisoo kenn koo xam ne yaa ngi animé journaliste bi nga xam ne mooy animé kooku moom buzz rek lay wut sama doom la xam naa ne buzz day wut moo tax du ma tudd turam sax ndax xam naa ne li muy wax yëpp gëmu ko sax moom ci boppam buzz day parce que la mu wax démb ba ma déglu ko ak tey parce que 6 heures du matin laay commencé déglu rajo man ba 9 heures ma soog a génn sama kër donc la mu wax démb ak li mu wax tey bokkul donc di wax ne daal en tout cas ñun nous sommes sereins muy Benno Bokk Yaakaar muy APR fu mu nekk nag benn parti rek déjà boo ci nekkee di nga am ñu la bëgg ak ñu la bañ waxatuma laa nag lu mu 300 parti dina am ñu d'accord ak ñu d'accord. situation bi fi mu toll da ngay gis ñoo xam ne ñemewuñu woon politiquement s'affirmer ñu utiliser cette position pour mën a génn am lu ñu wax. Je parle directement du cas d'Ahmed Aïdara qui ne représente rien dans ce département de Guédiawaye, qui se permet d'utiliser la presse pour en fait ternir l'image du maire Aliou Sall. Et pour cela, j'interpelle directement la CNRA par rapport à sa manière de faire. Donc c'est pas la première fois que nous dénonçons sa façon de faire, mais c'est l'occasion. Opposition bi yàlla dafa dogal mu doon ñi nga xamante ni ñu iñaan lañ. Pourquoi ma ne ñu iñaan lañ mooy tey jii nii dem nañ élection population bi yëpp jëlaat seen confiance jox ko le président de la république son excellence Macky Sall pour que mu jiite waat réew mi pour 5 ans ñooñu di wax nii yëpp ay candidats yu nga xamante ne yu bokkoon yu doon jàmmarloog le président de la république lañ Macky Sall gagné leen gagné gu leer nañ amatuñ lu ñuy wax amatuñ lu ñuy def ñu bëgg profité ci occasion bi vraiment pour def ko actualité boo xoolee dialogue bi ubbi woon nañ ko ci jàmm mais boo xoolee ñoom jamono jii ñu toll nii. dialogue bi lañ bëgg saboter mais mënuñoo saboter dialogue bi li ñuy wax nii yëpp di wër di wax dara amu ci que ce soit muy Abdoul Mbaye que ce soit muy Mamadou Lamine Diallo Tekki que ce soit muy Ousmane Sonko que ce soit muy ñeneen ak ñeneen ñii di wax ñëpp li ñuy wax dara lañ ci xamul. te jàpp nañu aussi tamit bari na ñu ciy wax ñu nga xamante ni seen biir bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni vraiment bu ñuy wax waxu pétrole ñoom fekkoon na leen ñu nekk ci gouvernement Macky Sall bi te loolu jàpp nañ ni vraiment ñu iñaan lañ kii di Abdoul Mbaye il était le premier ministre du Sénégal kii di Thierno Alassane Sall mais gis nañ démb waxam ak waxu tayam mais say waxu démb nag bu waroo ak sa waxu tay bu boobaa dañ lay ragal moo taxoon fii ci assemblée di remercier Aliou Sall bu baax a baax ci liggéey bi parce que jàppoon na ni Aliou Sall takkul dara ci liñ koy tuumal tey jii nii occasion am mu bëgg a profité wu di ci wax kon jàpp nañ ne vraiment ñoom ñooñu taxaw tey dañoo bëgg a taal Sénégal waaye bëgguñu vraiment li nga xamante ni moo nar a avancer Sénégal mais fi ñu toll ñun jàpp